Perdu dem te nekkoo leen ci yéenay connexion sans wifi xoolal ma jaara buuso astu jànk jàmbaar lañu juróol ngeen ñu ay wàlliw juróol ngeen ñu xut bu zaman yàlla ko def ci yéen moo tax ma woy leen yéenay ay naanaan daal bu yàlla daal ku ko nangu dinga law ba faw jigéen la bul ko dóor suturaal ko rek ndax nga raw African amis téléspectateurs yi ñuy safoo di seetaan asalaamaaleykum alors tey nag dañoo teewoon fii Aplex académie privée des lettres et des sciences tey nag comme ni ñu ko safoon di def chaque année levée des couleurs bi tey nag dafa tombé ak pandémie bi xam nañu ku ne pandémie xam ne rassemblement lañ koy tere ba ci noonu ñu daan gis daaw autorité yeeg homme public yi homme politique yi ñëpp daan teew xam nga rafetlu bés bi mais tey nag yàlla def na ni ñëw nañ tombé ci pandémie donc monsieur le directeur dafa def dañuy nañ ko def genre fête boo xam ne nii c'est entre nous entre élèves entre collègues personnel bi voilà alors du ñu def loolu nag dugg ci biir waxtaan ak personnel bi élèves yi ak am na jàmm yi nga xam ne ñoo nekk fii à côté de l'Aplex du ñu def loolu nag dugg ci biir xool nu mu demee bu baaxee rek ñu dem. alors ba tey ñoo ngi ci mbirum waxtaan mi alors tey nag dañoo jëloon benn waay yoo xam ne nii il est à côté di jaay ay beignets genre yooyu noonu alors sëñ bi noo tudd. c'est Ibrahima Cissé. Ibrahima na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah xam nga ne tey la levée des couleurs bi différent ak ni mu daan amee ay at ci ginnaaw. alors tey gis-gis boobu noonu à cause de la pandémie. c'est vrai que ni fii daan fees dell macha allah alors tey jii ñu bëggoon a xam yow Aplex nan nga ko gisee. waaw Aplex moom macha allah wax dëgg yàlla ça fait bientôt 4 ans. mais c'est une école d'excellence aussi. c'est parce que c'est pas évident mu doon benn école bi nga xam ne. ba mu tijjee yàggul ci privé. mu def résultat yi mu def nii. macha allah kooku moom dañ ciy jaajëfal borom école bi di Moustapha Lo. beneen bi muy école bi nga xam ne bon c'est une am na modèle la quoi. modèle c'est parce que am na lu ñuy jéem a instaurer ci benn xeetu sénégalais bu ñuy jéem a créer defar. peut-être nag Moustapha Lo bon ñi comprendre guñ ko. mais avec le temps peut-être les gens vont comprendre que bon benn gaan bu optimiste la. ki nga xam dafa am benn vision bu sori. te yàlla na ko yàlla jàppale macha allah. yàlla na ko yàlla fal cat. alors ci règlement bi yow bi nga xam ne xale yi des fois am na ñoo xam dañuy mer parce que affaire dafa xaw a strict yow lan nga koy gisee. waaw loolu mésentente xam nga xale moom fu mu nekk. idéologie yi muy yor maturité bi maturité bi day xaw a des par rapport ak. mag mu ko bëggal lu baax. loolu moom loolu lu ñu naan conflit de génération ñoom sax daanaka seen programme la bokk. conflit de génération moom bokk na ci li nga xam ne moom mënut a ñàkk ci diggante mag ak gone. mais nag mag ñi mu jël gone yi rek gone yi itam mu wekk mag ñi noonu lu ko sëriñ bi waxee ci moom la mu ci waay moom loolu su amee rek amaana suñu borom mën naa def tawfeex. d'accord alors Ibou ñoo ngi lay remercier bu baax a baax. ok maa ngi leen di sant di leen fay. di leen ñaanal nag école bi gën a jëm kanam. amiin Moustapha fu mu bëgg a yóbbu école am moom moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal. barke Cheikhul Khadim aka sa jërëjëf. ok merci beaucoup. sama góor muy Ibrahima moo nekk ci wàllum porte bi du ma def lu dul bàyyi ko kàddu gi mu nuyoo ñi koy seetaan à travers Sen 24 ak Thiès Média alors Ibrahima maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si. naka tey maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. waaw di gën a bëgg ci yéen. alors Ibrahima gis nañu tey la levée des couleurs mu différent ak ni daan am à cause de la pandémie alors yow tey gis-gis boobu noo ko gisee maanaam manqué na la parce que li daan am daan nañ gis autorités yi ñoo daan ñëw xam nga fii daan na fees dell ba kenn daawu fi jaar yow tey nan nga gisee loolu. waaw mais ànd ak mbégte rek xam nga fii tamit sama école la dama naa ñi ñëpp samay doom lañ ku ci réussir day mel maa réussir parce que man tamit am naa doom yoo xam ne maa ngi lay fayal privé. fii tamit métti na nag mais day ànd ak xam nga xel mu sell nga wax ak booy yi ku ci déconné nii bàyyi ko bu wéetee moo waxtaan ak yow lii ak lii ak lii mais aussi tamit dëgg la dañuy liggéey rek dañuy liggéey xam nga tey école bu réussir day mel maa réussir man loolu sama mbégte la xale nag neexut a gérer non ngeen. waaw parce que des fois ñu wax la règlement bi après am ñoo xam ne dañ koy jéem a jalgati yow nooy dundee loolu. non jéem a dawal compréhension rek xam nga tamit fii doo dëgg la gardien doo xeex doo xuloo xam nga dafa noo war a mën expérimenté ci naka mooy ne xale daa am nooy wax ak moom
da nga koy woo ba mu wér nga ne ko ah booy sa papa dafa fayal xaalis bu bari nga war a jàng néeg nii parce que man tamit yëgal ci kaw. alors gis nañ ni Ibrahima moom ba tey mi ngi occupé ci maalum liggéey bi donc du ñu def lu dul nag yéeg ci kaw xam nga jéem a wax ak yeneen personnel bi wala ma wax ak xaritam bii nga xam ne des fois moo koy relevé bu fi Ibrahima absenté sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay siyaar bi heure soxna si. tur bi nan la. waaw Alpha Sow laa tudd. Alpha des fois liggéey bi nan lay demee xam naa dina tar ndax xale yi dañoo dëgër bopp. waaw liggéey bi moom na tar ndax xale yi dañoo dëgër bopp bon ci loolu ci la. ndax xale ak dëgër bopp ñoo ànd. mais nag da nga defal comparaison rek ndax bon adduna élèves yi école noonu lay tëddee. da am ñoo xam dañuy jalgati règlement bi am ñoo xam seen éducation seen kër ak éducation bi ñu bëgg a indil école mënuñoo ànd. moo tax il faut nga defal comparaison rek waaw di waxtaan ak ñoom nànk-nànk di def nànk-nànk rek bañ a xeex ba nga xuloo. alors yow noo gisee Aplex. waaw mooy école bi intéressant la waaw ndax bon ñëpp am nañ jàmm élèves yeeg professeurs yeeg surveillants ñëpp benn lañ. waaw mais élève école waaw nous dans nous waaw yàlla na yàlla daal defal jàmm bañ jeexal ba benn cas bañ fee am ci wax ma jeex ci Sénégal waaw. alors ñoo ko déggandoo muy témoignage rafet vis-à-vis de l'Aplex alors du ñu def lu dugg ci biir jéem a xool personnel bi. nga teewoon bi dee mu ñëw doon sa weer African queen mu nekkee ci lëndëm mu jaayanteeg yow ba nga ne ci leer raayu asamaan bi tax sa jëf yëpp mën a clair yar la yir la yor la ba nga màgg mën a dee sa leer wëral àdduna doo gis jëm yu mel nii. alors ba tey ñoo ngi fii ci biir Aplex ak benn académicienne alors du ma def lu dul la bàyyi ko parole bi mu présente. Ça va, c'est comment? Ça va, c'est Abibatou Koli. Abibatou Koli, tu es dans quelle classe? Je suis en classe de première L2. Ok. Alors Abibatou, comment tu trouves l'école, le fonctionnement? Comment tu le trouves? Bon, dans l'école, il y a du travail, il y a le sérieux. On nous éduque sur beaucoup de choses. Aussi, il y a le respect. Okay. Surtout, c'est ce qui est important. Alors, comment tu trouves Monsieur Lhomme? Monsieur Lhomme, c'est notre papa. C'est le papa de tout le monde. La personnel? Personnel, oui. Personnellement, machallah. Rien à dire. Rien à dire. alors ba ci noonu yéen a ko déggandoo témoignage bu rafet yu noonu ci élèves yi alors du ñu def loolu nag xool yeneen élèves. alors ba tey encore beneen académicienne alors c'est comment le nom? Moi c'est Keita Fatoumata. Keita Fatoumata. Tu es dans quelle classe? Je fais la première L'. Ok. Alors Keita Fatoumata, comment tu trouves l'école? Bah, je trouve l'école c'est bon. Bah, y a rien à dire dans cette école. Okay. C'est cool, c'est très cool. Il y a l'éducation, il y a tout ce qu'il faut dans cette école. Bon, j'aimerais inviter d'autres élèves aussi à venir s'inscrire dans cette école parce que c'est une école qui est très bien, qui donne l'éducation, la formation. Bah, il n'y a rien à dire. Les personnels de l'école, comment tu les trouves? Bah, ils sont normaux. Ils donnent de l'éducation, ils nous donnent de l'éducation, la formation, tout ce qu'on mérite, ils nous le donnent. Bah, c'est bien. Rien à dire. Rien à dire. D'accord. J'apprécie très bien l'école. C'est ma première année, mais c'est comme si j'ai fait des années dans cette école. Je l'apprécie très bien. C'est ta première année? Oui, c'est ma première année dans cette école, mais c'est comme si j'ai fait des années dans cette école. Oh, je l'apprécie très bien. Machallah. Machallah. C'est touchant. Alors, c'est mon côté, c'est ma petite soeur. Tu vois comment on se ressemble. Alors, petite soeur, c'est comment le nom? Aminata. Aminata, tu es dans quelle classe? Première L'. Vous voyez, elle est mignonne, machallah. Alors, ba tey maa ngi sama benn côté benn petit homme, grand homme sax laa koy wax nag machallah. Il est si beau, hein? Comment vous appelez? Je m'appelle Sadi Boulo. Tu es dans quelle classe? DL Prime B. Ok. Sadi, comment vous trouvez l'école? Le fonctionnement de l'école? Oui, vraiment, il y a l'organisation ici et je me sens vraiment à l'aise ici à l'école. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien vraiment. Alors, vis-à-vis de la personnel, yow lan nga ci gis? Personnel, les directeurs, les gens, non, ils sont magnifiques quoi. C'est différent des autres écoles. Moi j'étais élève au Saint-Gabriel, mais ici on est comme une famille par exemple. Les gens sont soudés et tout. Vraiment, les gens sont ici magnifiques, bien. Je me sens vraiment à l'aise ici quoi. À l'occasion de la pandémie, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Lhomme ou bien qu'est-ce qu'on doit améliorer ici? Le port du masque surtout, le port du masque. J'espère que c'est ça, hein? C'est le minimum quoi, le port du masque. Le respect.
Oui, il y a des gens qui te respectent, par contre aussi il y a des gens qui ne respectent pas. C'est évident quoi. Merci beaucoup ça. Alors ci sama beneen côté maa ngi ak benn jeune demoiselle jeune demoiselle du moins boo xam ne macha allah elle est toute belle hein, vous voyez. Alors c'est comment le nom? Ndeye Aïda Gueye. Vous êtes dans quelle classe? Troisième. Troisième. Oui. Alors Ndeye, comment vous trouvez l'école Aples? Moi j'adore l'Aples tellement. Cette année-ci. Tu es là depuis quand? Cette année-ci. Je suis nouvelle. Tu es nouvelle? Oui. Et comment vous le trouvez? Magnifique. Les règlements? D'accord, je suis d'accord avec les règlements. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Rien à dire donc? Non, non. Alors, je te souhaite une bonne et heureuse année. Merci. Du ma tàyyi di ko wax ah xale yi macha allah tey dañoo def ba mu baax gis nga ak seen uniforme yi macha allah. Alors c'est comment le nom? Yacine Diallo. Yacine. Elle? Mame Diarra Ndiaye. Le tour à côté de moi. Fatou. Alors Fatou tey noo leen dundee fête bi tey bien vrai que ni daawul demee nii mais tey gis nañu pandémie bi moo ñu yàqal lu bari yéen tey nan ngeen koy dundee entre élèves entre collègues nan ngeen koy dundee tey. waaw ak pandémie bi moo tax xam nga rek moo tax ñu simple ko nii. bon élèves Aples yi dañoo bari feeling ah gisoo ni ñuy waxee xanaa. waaw ak pandémie bi nii rek moo tax xam nga moo tax monsieur Lom ñu daal koy simple nii mais daawul sax mel nii on ñoom bu ñu xewlee rek yaa ma gën a xam. maanaam daan métti daal. waaw adduna bi yëpp dañuy xam ne ni ñoo xew. waaw loolu leer na nag autorité yi daan ñëw vraiment doon na loo xam ne macha allah mais tamit ni ñuy def parce que tamit dañuy respecter les mesures barrières. voilà mesures barrières yi ñuy respecter moo tax xam nga. ah waaw fête bi moom c'était agréable aussi. waaw maa ngi koy sentir c'est la première fois nag mais waaw sentir naa sama bopp baax corona bi nag moo tax mais kon doon na demee neneen daal en tout cas macha allah c'est agréable. Tout là et alors yow noo koy sentir yow fête bi. Bah on est bien ici vraiment. waaw bien. alors nan ngeen gisee règlement yi am ci école bi. règlement yi moom élèves yi ñu ngi koy respecté bu baax a baax moom am moom papa la moom suñu papa la moo tax te ñun ñoo bëgg école bi daal. fonctionnement bi aussi nan ngeen ko gisee. lépp daal nice. rien à dire ah. ah macha allah rien à dire xale yi nee nañ bëgg nañu ci papa alors bu baaxee rek comme ni ma koy waxee rek ñu dem ah. su ma taaya ba tey man moom je suis féministe moo tax man xale yi fu ñu nekk jigéen ñi fu ñu nekk man maa ngi ci côté boobu ba tey maa ngi ak élèves secondaires yi n'est-ce pas alors c'est comment le nom. Je m'appelle Diomla. Je fais la classe de seconde. Moi je m'appelle Memouna Faye, je fais la classe de seconde. Je m'appelle Ami Diane, je fais la classe de seconde. Je m'appelle Yakonate, je fais la classe de seconde. Alors mi ngi noonu ñoom ñëpp ñoo bokk même classe de mon côté Maymouna nan nga gisee fonctionnement école bi. ah c'est bien fii daal ñoo ngi jàng bu baax en dehors nag jàng bi ñoo ngi kaf di foo di reetaan comme daal ñun ñëpp on est une famille ah c'est ça daal. Après comme ni nga ko waxee rek ñun ñëpp famille la fii élève amu fii yéen ñëpp a baax profit tam dañoo mën jàngale lépp si biir. alors nan nga gisee école bi. ah école bi moom baax na am na jàng et tout ñëpp benn lañ ñëpp bokk ñu dañuy ñëw ñun ñëpp nekk benn am na jàng professeurs yi baax nañ y a de bons professeurs am na lépp. et la personnel de l'école. oui on le trouve les surveillants ñoom ñëpp macha allah. rien à dire ah. yaa aussi. ah école bi moom macha allah ñun ñëpp ay famille nañu voilà monsieur le moom suñu papa boobu moom ñoo ngi koy ñaanal mu gudd fan moom. amiin amiin ak ñun tamit surveillante yi bàyyi woo leen kenn voilà ñun ñëpp moom ay. mais yéenay suñuy doom ah. waaw. c'est ça on est une famille ah pour moi on a l'habitude de le dire. alors tey fête bi nan ngeen koy dundee tey fête bi. ah neex na ça se passe très bien. ah on est content. macha allah. moo tax ngeen ne seen Serigne Touba loolu moo fa jaar papa. alors mi ngi noonu ba tey ñu ngi biir Aples alors comme ni ma ko waxee ba tey maa ngi xale yi alors c'est comment le nom. Je me nomme Mohamed Beyagui, je suis élève en classe Aples ici. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour notre fête. On remercie très bien monsieur l'homme et l'administration et les chers camarades d'élèves. Merci beaucoup. Alors c'est quoi Ibrahima Sané. Ibrahima Sané. Oui. Ibrahima, comment vous trouvez la fête d'aujourd'hui? Et ça tout, c'est un peu... on est là. Vis-à-vis de la pandémie qui n'était pas comme ça. Oui, ça a changé beaucoup. Et... alors dafa xaw a timide ah damay def lu dul wax rek
sama beneen doom bi c'est comment le nom? Je m'appelle Chéri Sadia, je suis en classe de seconde L. Aples daal école bu baax daal amoon lu may wax ndax moom fi duggee ba léegi sama niveau dafa mel lu xaw a yéeg. macha allah. waaw ndax fii laa amee BFEM daaw waaye yow. waaw macha allah yàlla nga fi amaat bac aussi. amiin. merci. alors kii nag moom mooy le clown de la seconde ah. mi ngi nii mais nag bien vrai sama doom la. alors tey nan nga gisee Aples. bon Aples neex na bon. mënu ma wax quoi. alors ba tey ñoo ngi biir Aplex comme ni ma ko waxee woon sànq nee naa man jigéen ñi la àndal mais tamit góor ñi tamit dañ ma neex samay xarit lañ la alors sama côté maa ngi seeg sama benn doom sama xarit c'est comment. waaw Babacar Diop Sow nekk Aplex depuis 4 ans waaw école bi moom dafa neex moom waaw. tu es là depuis 4 ans. waaw ñoo ngi fii depuis 4 ans waaw. alors nan nga gisee Aplex. waaw Aplex moom neex na quoi neex na benn côté mais am na parents yu naan neexul parce que amul jàng dafa bëri foo c'est que xamuñu nga xew fii quoi mais neex na quoi jàng am na fii. ñi fi nekk xam ngeen. waaw xam nañ ñi fi nekk quoi ñi ngi jàng ñi ngi def lépp quoi. d'accord alors règlement yi nga xam ne teg nañ ko fi te yéen góor ñi xam nga da ngeen a xaw a dëgër bopp yéen mais xam ngeen ni loolu c'est normal wala c'est pas normal. waaw c'est normal benn côté mais xaw naa métti mais c'est normal on gère waaw. bëggal ñu bu baax rek la ko waaw. alors de l'autre côté maa ngi ak sama benn xarit sama doom laa koy wax ah c'est quoi. Ousseynou Ndiaye Diouf. Ousseynou Ndiaye Diouf Ousseynou Ndiaye tu es dans quelle classe. Je suis dans seconde. Seconde L. Seconde L. alors Ousseynou comment tu trouves l'Aplex. Je trouve adorable parce que sigil nañ ñu quoi ñun waa Aplex parce que yeneen écoles yi am na yu bari yoo xamante ni amu fa. waaw te école bii nii tamit. waaw parce que macha allah gis ngeen ni ngeen élégant ah macha allah ku leen gis respecté. daf ñuy jox fierté quoi am nañ fierté Aplex daal c'est ça. alors maa ngi ak sama clownu classe nag muy seconde ah. alors. ouais Aplex je m'appelle bon Cheikhna Sangaré je fais de la seconde L. oui. alors Cheikhna comment tu trouves l'Aplex. Aplex moom c'est une très bonne école quoi. yes neex na. tu es là depuis quand. depuis 2018. et tu trouves l'école trop cool. trop cool moom neex na trop tamit ñu fi jàngalee bëgg nañu mooy chaque jour dañoo dëkk si duñu taxaw waaw mooy loolu noonu. assistance bi daal yaa ngi koy sentir. waaw maa ngi koy sentir bu baax a baax a baax moom di leen ñaanal rek si kaw si kanam rek waaw. dina yokk merci. maa ngi ak sama beneen fille parce que fii nee naa la ñun on est comme une famille ah ku ne day jàppee sa moom doom wala sœur tu vois alors ma fille c'est comment le nom. Bah c'est Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye Fatou tu es dans quelle classe. Bah je suis en classe terminale L2A. ok alors Fatou comment tu trouves l'école Aplex. Bah Aplex je trouve c'est une école qui forme une famille genre parce que koo gis da nga koy jàppee ni sa bopp. monsieur Lom dafa boole ñëpp njabootee. amul xaaj amul seen. Aplex daal c'est une famille vraiment école bi dañu am fierté jàngee fii parce que am nañu rigueur dañuy jàngale correctement ba ci fête yi sax dañuy jàng en tout cas daal. yar nañu fi mu ñu war a yenee en tout cas Aplex ku fi nekk élève da ngay maandu respecté ñëpp respecté la aussi vraiment daal am nañ fierté daal. macha allah rien à dire alors nan nga gisee mesures barrières yi nga xam ne moo tax ren fête bi nga xam ne daan nañ ko fêter d'une autre manière ne nan nga ko gisee. ba fête bi daan na xumbee nii parce que dañ daan invité ay autorités ñëpp dañ daan ñëw Talla Sylla ñoom ñëpp mais gis nañ ne instant bi waaw responsable yëpp dañ doon ñëw mais gis nañ ni tey ni ñu ko féetee nii quoi mooy loolu daal mais bon pour respecter mesures barrières yi dañuy takk masque raxasu gel hydroalcoolique yeeg yëpp mais bon en tout cas daal dañuy ñaan yàlla feebar bi jóge fii ci jàmm ak salaam ba ku nekk delluwaat ci sa yitte vraiment kontaan nañ ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout yow madame Penda lu ne lañ lay yàq yàq nañ la trop vraiment monsieur Lom aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm vraiment ni ñu mel rek moom la ba fu ñu romb aussi fu ñu romb ñun dañuy sigi quoi duñu am loo xamante kersa boo xamante ni nii dañ koy refléter yaa ma gën a xam mais bon yàlla baax na yàlla ñëpp am jàmm daal alors comme ni nga ko waxee yàlla ñëpp am jàmm. jigéenu Afrique jigéenu suñu yaay mama Afrique jigéenu Afrique jigéenu suñu jigéen mama Afrique jigéenu Afrique xool nañu taaroo xool nañu daago jigéenu Afrique yes xool nañu solo xool nañu jaayo jigéenu Afrique yes
yéen suñu diamond yéen rek laa bëgg man daal yéen rek ba dul yéen du ma sa doon keneen na ma duñu dara bay xool yi feneen jigéenu Afrika bu ñuulu la xees kenn du ñoom jigéenu Sénégal bu dee jëm. ba tey ñoo ngi biir Aplex instant yi maa ngi janoo ak sama benn collègue du ma def lu dul bàyyi ko kàddu gu mu nuyu ak ñu koy seetaan. Salaamaaleykum ma belle. Aleykum salaam. C'est comment le nom? C'est Madame Ba. Adjara Diop. Adjara Diop, Madame Ba. Alors tu es quoi ici? Je suis surveillante. Ok. Alors Adjara, comment tu trouves l'école Aplex? L'école est intéressante. Travail bi rigoureux na. ñu koy teg ci yoon daal. Ok. Alors xale yi tamit nan nga leen di gérer parce que gérer ay xale yombul. waa dëgg la moom gérer ay xale yombul mais da ngay wàcc ba seen bas niveau bi rek après nga ànd ak ñoom mu yomb. yéen a ko déggoonoo jéem a naxanteeg ñoom ci noonu lay réussir li muy def alors Adjara tey lan ngay wax ci fête bi nga xam ne daan nañ ko defee d'une autre manière tey nag à cause de la pandémie mu tax ñu def ko xam nga rek loo xam waaw huis clos yaa ma gën a xam alors tey nan nga ko gisee. waaw daan nañ ko def nag mu xumb bi ci yeeg yëpp mais ak Covid bi nii mënul nekk moo tax ñu def ko nii rek defal xale yu shooting pour rek parce que amuñu benn fête ñu ngi leen di jàngaloo à chaque fois monsieur Lom nag décidé waaw décidé distraire leen benn jour bi rek ñu def fête. Ok. Alors je te remercie ma belle. Merci. Okay. Su gatul ñor dañoo mëp taaru lool African queen daka sañse nga ne kii la bu dee taar bu laajte fii la wëral àdduna doo gis jëmm yu mel nii jigéenu Afrique ci àdduna yéen sama beneen collègue ñu koy woowee madame Fama maa ngi lay nuyu. Ndeye Binta maa ngi lay fay bu baax. Mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. waaw maa ngi sant alhamdulilah. alors Fama ñu gis Aplex ni mu daan fêté levée des couleurs bi wutee ak bu ren bi yow nan nga jàngatee loolu. waaw avant tout nga may ma nuyoo nuyu waa école bi. nuyu monsieur Lom nuyu secrétaire général Pa Diop ak ñoom madame Sow ñëpp rek di kontaan trop si nekk bu ma nekk ak ñoom fii waaye levée des couleurs ku am habitude daan ko fekkee wala nga daan gis affaire yi si télé bi xam nga ni ren c'est différent pourquoi parce que dañoo nekk ci Covid 19 bi ren moom ak corona bi lépp changé mais comme xale dañ siy def seen xel toujours di si kontaan moo tax ñu ni woon nañ def benn sacrifice rek jéem leen a regrouper fii benn journée de yendu en famille comme on le dit toujours rek l'Aplex c'est une famille. waaw loolu on a l'habitude de le dire xam naa mooy sunu comment dire sunu symbole. slogan oui. voilà sunu slogan. alors ba tey Fama ñu bëggoon a xam fonctionnement Aplex lan la rigueur bi mu àndal. waaw fonctionnement Aplex moom du dara lu dul jéem a góorgóorlu rek jéem a nekk crème boo xam ni dañuy bokk ci école yi gën ci école privée ak Thiès parce que boo nee Thiès ne école xam nañ ne école bëri na ñu ne école privée ñu ne école privée bëri na. dañoo bëgg nag toujours Aplex bu ñu koy tudd. wala ñuy wax lu ci jëm ñu wax loo xam ne daal macha allah lay doon. moo tax tamit ñu ngi góorgóorlu ci fonctionnement bi jéem a occuper poste yi. jéem a def liggéey bi rek heure bu ñu xëysee. dama ko fi doon wax at yi passé bu ñu ma nee Aplex ma ne man à chaque fois su may xëy rek benn mbëbët laay am mooy tey li ma war ci Aplex sama journée yàlla naa ko accomplir ci jàmm moo tax nag ñuy rey suñu bopp ci tâche yi. alors Fama ñu gis daaw ci examen yi yaakaar naa ne benn école moo ñu fi raw alors yéen seen secret lan la. waaw loolu moom amul secret avant tout aussi dañ koy sante yàlla. parce que jàng la rek lu waaye jàngul moom doo ko tay dañuy jàng rigueur lañ ci àndal xale yi duñu am vacances à chaque fois dañ leen di convoquer fii di leen
jox seeni cours de rattrapage ñuy di leen di renforcer cours yi li ñuy perdre en plus di leen jàngal aussi au jour le jour. waaw parce que il paraît que ni durant toutes les vacances yéen ma jëloo leen woon vacances ci fan yi ngeen di doog am quelques jours de repos. waaw comme ni ko directeur di waxee rek soo waxee mu ni bi école ubbee novembre ba léegi ñun ñooy APLES ñun ñooy école bi nga xam ne jàng nañ cours yëpp. am na benn parent d'élève bu ko wax bekk dem ci réunion bi mu ni benn bu ñu waxee bu xale yi waxee ni dañuy jàngi duñ ko gëm. mais bu xale yi ñëwee jàngi si ñëwaat ak seen tenue ñu ñëwaat fii def vérification bi gis xale yi ci classe yi ñuy jàng. ci lañ koy gëmee sax dañ ko jàng. voilà donc loolu moom mënta weesu rigueur ñu ngi leen di téye ci classe yi. ñu ngi leen di jàng ñun tamit ñu ngi bàyyi suñu njaboot bàyyi suñu lépp ñëw si ay doomu jàmbur yoo xam ne dañ leen a doomoo. parce que ñun fii ñi fii xëy si jàppewuñu leen ay jàmbur ay doom lañ leen def. alors ba ci loolu si complicité boobu laay wax parce que xale yi koo wax mu ne man personnel APLES dañ maa neex genre yéen seen complicité lan la. waaw complicité bi moom dafa naturel rek ak xale yi. parce que xale boo koy jay wala nga koy yar si lu dul noonu bu màggee dina la mere mais ñun xale yi man war nga cee xam dara bu jaree léegi ma summi samay dàll jàmbatoo ak yow dama koy def su ma si paree nag. pare naa si xàmmeewu ma ci sax ku ma ci mere. ak ku ci kontaan ci man. boo nekkee daal si bonne conduite bi. alhamdulilah boo nekkee tamit di jéem a def nii dañu lay indiwaat si jàmm rek parce que ñun jubbanti moo ñu fi teg. alors mi ngi noonu APLES jubbanti moo ko tax a toog fi mu nekk nii ba ci loolu ma lay remercier bu baax a baax. ok Ndeye Binta kontaan naa trop si yow. yi da ko wax APLES c'est une famille ba ci waral moo prouvé lii jaaykat yi ci biir ñëpp ci biir alors madame maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la madame. Marème Diaw. Marème yaa ngi APLES depuis kañ. weer bi laa fi ñëw moom dëgg yàlla. alors nan nga gisee APLES. wax dëgg yàlla école bu baax la école famille la. ñëpp a baax yaatu nañu yaatal nañ ma ndax maa ngi doog a ñëw ci école bi mais wax dëgg yàlla am na barke. macha allah am na barke moom. alors gis nañ ni fête bi naam que ni da nga ko gis. gis nañ ni fête bi bu njëkk dañ ko daan fêter d'une autre manière tey pandémie bi am ndaxte autorité yeeg ñëpp fi daan neew yow tey nan nga jàngatee loolu ni ko monsieur Lom respecté. wax dëgg yàlla fête bi man ni ma ko gisee neex na torop ndax parce que xale yi nekk nañ benn dañoo ànd doon benn loolu laay wax chaque jour monsieur Lom nee naa ko say élèves ñëpp ay benn lañu wax dëgg yàlla baax nañu yaatu nañu yéen it ku baax ngeen kenn gënu leen. d'accord alors Marème maa ngi lay remercier bu baax a baax non Rachid solal nga ma rek alors ba tey ñëw yàgg tey nag ñaar ñi ma seq nag ay anciens élèves lañu APLES du ma def lu jox leen kàddu gi ñu nuyoo. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum waa APLES ñu leen nuyu di leen siyaar di leen delloo njukkal école bi nag école boo xam ne ñun dañ fay jaar am fi yoon xam nu mu demee yàlla def na ni nag école bi ñun fi lañ jàngee te amuñu lu dul discipline travail ak réussite te on a réussi tey jii école mënuñu wax leneen lu dul lu baax si école bi ndax monsieur ñoom ñun tegoon nañu pression boo xam ne non fii par force da ngay jàng par force da ngay jàng munoo daw jàng moo dawee jàng sax dalay woo téléphone yàlla xam na loolu billaahi wallaahi école bi moom macha allah kon tey jii nii bés bii nii xam nga mënu doon bés bu ndaw quoi. waaw comme que yéen ñi nga xam ne ancien ngeen fi woon te gisoon ngeen ni levée des couleurs bi daan mel alors ak ren ni pandémie bi amee règlement bi ñoo xam ne digle nañ ko ak te monsieur Lom tamit respecté ko yow nan nga ko jàngatee. en fait ñun day neex rek parce que ñun année bañ fiy jàngee gënoon a neexee nii quoi ndax boobu mbas amul woon. comme tey jii nii mbas mi nag xam nga permettre ñu def yenn affaires yi nii. ak autorités yi ñëw au moins ñëw nañ sax. xam nga nii rek la mën a demee élèves yi respecté nañ ko ñu ngi takk seen masque xam nga ñu ngi koy fet daal mu neex macha allah daal en famille incha allah bu gën a xam. alors sama beneen côté bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. c'est comment le nom. Papa Badiane. Papa Diagne tu étais là depuis quand. oh j'étais là depuis 2018. 2018 nga fi jógee. 2018 laa fi jógee dem ITECOM. mais avant tout rek damay saluer waa adduna bi nuyu waa Sénégal nuyu ñëpp. képp ku nga xam ne sa doom mu ngi fii ci école bi jàppal ne genre mu ngi ci ay loxo yu wóor macha allah avec Papa Lom ñun moom dañoo jàppoon suñu frère suñu mag suñu lépp daanaka suñu mosul woon am cours li ñuy naan ñëw leen suñu kër ñu toog ñu retrouver wu ñu waxtaan suñu école mu mën a jëmale kanam. soo gisee situation yi nu mu demee nii nga xam ne genre pandémie bi moo tax parce que moom ku ko xam ne nitu état la xam nañ ne moom genre am na ay nit macha allah je touche du bois
su fekk woon pandémie fii day fees dell mais tel n'est pas le cas ak corona bi nu demee nii moo tax lépp mu regroupé ci immeuble bi macha allah. en huis clos bon ouais. te xam naa ne élèves yi tamit ñëpp ñu ngi ak seen masque. même ba ci anciens yi sax bi ñuy dugg sax li ñu ku solo masque doo dugg. te loolu waaw te loolu Papa Lom moo ko exigé. kon donc ñu koy sant di ko gërëm wax ne genre parents d'élèves yi nañ am conscience tranquille xam ne seen doom nekkin bu baax bu macha allah bu tubaab fa kàlla lañ nekk ci école bi képp ki nga xam ne genre yaa ngi wut école dañ lay conseillé nga ñëw APLS Baye Gana Kébé avec monsieur Lom tout est possible day former nilaar def ko intellectuel former passable def ko un grand former responsable former tout macha allah ko amuñu dara luñ ko mën a wax l'essentiel daal monsieur Lom ci kaw ci kanam APLS ci kaw ci kanam lépp loo leen bëgg seen doom ñëw leen fi ngeen indi ko ci école. mi ngi noonu du samay kaddu du sama kaddu collègue mais kaddu ay anciens élèves ñoo ko témoigné xam nga ni kon parents yi n'hésitez pas indi leen seen i doom fii ñu yaral leen ko macha allah avec APLS ca kaw ca kanam ah. jeex na tàkk. du ma def lu jox ko parole mu présenté wu c'est comment le nom. Je m'appelle Alimatou Sadia Sène. Alimatou Sadia, tu fais quelle classe? Je fais la classe de 6e. 6e, oui. Alors, Alimatou, comment tu trouves l'école APLS? L'école APLS est très bien. C'est mon première année ici, mais je le trouve parfait. Les élèves sont calmes, attentionnés. Les profs nous conseillent parfois et moi j'aime beaucoup l'école. Toi. Ah, machallah. Hein? Tu veux durer ici jusqu'à baccalauréat? Oui, je veux faire ici jusqu'à baccalauréat parce que Papa Lom nous encourage très bien. Ah, machallah, c'est bien. Et comment tu trouves la fête? La fête est très bien. Papa Lom nous encourage et il vient ici pour nous encourager. Il fait tout pour nous là. La raison pour laquelle, c'est pourquoi il a organisé cette fête pour nous faire plaisir. Il est comme notre père, quoi. C'est ça. D'accord, c'est bien. Alors, merci beaucoup. Dum la wechokan yangi may dof law nga sama bopp tay nga sama xel ba tax man de xamatuma kenn yow rek la love yow rek la nopp ba dul yow du ma sa doon keneen namatuma dara bay xolli feneen yow rek ba ñu wari nga la ma cruise maa ngi wari sama trésor yow la ba dul yow du ma sa doon keneen namatuma dara bay xolli feneen man yow rek hey jël nga ma bàyyi ñëpp yaay sum sa yu amul woon doo lay jël nga ma bàyyi ñëpp yaay sum sa yu amul woon doo lay ba yelam dina ma dobloo yow nga la mi bu ñu réeroo man ma mos a doon sa héros yow mi sa héros baby ba ñuy wari nga la ma kurus man yow laa joli dara dootul dama gën ci yow man yow laa bëgg baby kay ma jox la li nekk ci sama xol bi jox ma sa loxo ñu ànd dëdd suñu noon yi bu leen di calculer nañu ànd jàppise dañu bëggante nañu bokk écurie bul faale muy taw muy naaj muy kër man daal yow laa bëgg kilifa sax laay wax nag suñu kilifa ñun ñëpp macha allah muy Pa Diop du ma def lu dul bàyyi laa kàddu gi nga nuyoo ñi lay seetaan. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp
kenn ku ne sa tur ak sa sant di leen nuyu nag ci gën gi rafeti nuyoo muy nuyoo lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaanal ñëpp nag yàlla may leen fan wu gudd ak wér ak wérle yàlla defal leen xéewal gu baawaan ci àdduna bi yëpp ba bekkoor jóge fii pauvreté jóge fii yàlla delloowaat na ci naataange ba lépp lu ñu soxla mu yomb nu lu ñu bëgg mu yomb nu jafe-jafe yëpp daal yàlla teggil nu ko te musal nu ci saytaane ak lépp lu xeetoo ak moom. alors Pa Diop gis nañ ni yaay surveillant général fii ci APLES nan nga gisee doxalinu APLES. waaw APLES nekk na école boo xamante ni bii yaakaar naa yoon wi mu tegu bu fekkee bàyyi jógu ci dina mus a nekk première école privée de la région de Thiès. parce que wax dëgg yàlla professeurs yi fi nekk jàmbaar lañu ils sont engagés c'est des professeurs yoo xamante ni bii wax dëgg ñu ngi liggéey daal liggéey bu rafet. di ci defit seen kéem lay kartan ndax même fête yi ñu génn sax Noël yi dañu ko liggéey te bu leen neexoon bañ a ñëw kuy liggéey nag ba liggéey le 25 décembre ak le 1er janvier xam nga ni kooku kon tu as l'amour du métier. alors loolu ñu leen ci sant di leen gërëm parce que bu leen neexoon bañ koo def. quant à l'administration wax dëgg yàlla. Administration bi ñu ngi def seen kéemtalaay kartan madame Sow madame Anta Fama maa faam sama soxna la ak Ndey Bitta Ngom ak Ajara ak Mamadou Ba moom it surveillant la waaye wax dëgg yàlla ñoom ñëpp daal du ñu tardé di leen ñëw waxtu di leen def liggéey bi nu mu rafetee nu mu gën a baaxee même lu leen santul sax te ñu xam ne lii lu rafet la luy jëme école bi kanam dinañ ko def sans ñu xaar ci kenn. bon bu loolu lépp wéyee nag APLES dafa nekk une famille. Moustapha Lom mooy moom école bi nekk xale boo xamante ni bii ci biir Thiès wax dëgg yàlla ku ambitieux la il est très très ambitieux ku bëgg lu rafet la ku bëggit waaw góor la ku bëggit évolution la ku bëgg aussi yokkute la te lépp lu mu man mu ngi koy def ci xale yi mi ngi def kéemtulaay kartanam alors pour que école bi jëm kanam mi ngi nu mu mën a def ba satisfaire parents yi ak élèves yi daal lépp daal mu ngi koy def du sonn du tàyyi il ne ménage aucun effort pour la bonne marche de l'école et pour la réussite de l'établissement. D'ailleurs loolu sax tax na daaw bi ñu defee baccalauréat en termes de résultats l'APLES était la deuxième école privée de Thiès après Saint-Gabriel te fan yi di année yi di ñëw moom liy sunu bëgg-bëgg di sunu yéene mooy fexe ba Saint-Gabriel ak lycée d'excellence bu Cheikh Hamidou Kane les autres écoles yëpp dañoo bëgg daal APLES daal nekk première alors de Thiès incha allah. waaw. te yal na ko yàlla def. waaw incha allah buñ ci sababloo yàlla mën na koo def parce que vraiment rigueur bi am fii bariwul école yu ma am. alors Pa Diop gis nañ ni école APLES xale yi macha allah miinante nañ ak personnel yi complicité am na ci te bien vrai bu jàng amee dañuy jàng loolu lan la nan ngeen ko gérer loolu. maanaam loolu comme li ma la wax léegi rek nous sommes une famille. yàlla dogal na Moustapha Lom constitué wu nekk baayu élèves yëpp man mi ma nekk maamu élèves yëpp parce que école bi yëpp maam lan ma def man it ma sawar ci lool nag tax su may sët ñoo fi ne su may doom ñoo fi nekk su may jarbaat ñoo fi nekk alors dañuy def daal liggéey bi def ko te yàlla rek tax bañ a wut ñun sax xaalis yitteelunu
xaalis yitteelu li ñu yitteel daal mooy xam-xam bi na dugg bu baax ci bopp xale yi ñu tabaxaale aussi seen jikko parce que enseigner dafa taxaw ci ñaari ponk benn ponk bi mooy éduquer mooy tabax jikko pour defar avenir u nit ki beneen bi ci des mooy instruction maanaam instruction mooy sotti xam-xam ci nit ki ba nga xamante ni bii dina nekk macha allah nit ku baax nit koo xamante ni bii il est performant nit koo xamante ni bi daal bu ëllëgee dinañu xam ne nit ku set wicc la koo xamante ni bi ay loxo set na bu ñu ko dénkee réew mi mu mën ko yor comme il faut. loolu mooy taxawaayu APLES mooy taxawaayu ñiy liggéey APLES waaye lépp nag mi ngi tegu ci. Dynamisme bi nga xamante ni bii moom la Moustapha Lom le jeune directeur Moustapha Lom bi mu taxawee ba pare nag xéer na ci ñun ñëpp. alors loolu moo tax kenn daal ñemewul sax def loo xamante ni bii luy delloo école bi gannaaw la ñaareel ba aussi école bi suñ kër la. ndax fi la ñuy nekk 8 heures ci suba. ba 16h léeg-léeg sax bu dee ajjuma ba 19h. alors donc li ñuy ne ci école bi moo ëpp fuuf li ñuy nekk ci suñuy kër. alors mooy suñu deuxième maison. nit ki nag du lay waru garam mooy na fexe ba këram. nekk kër goo xamante ni gu organisé la. nekk kër goo xamante ni bi gu mucc ayib la. nekk kër goo xamante ni bi gu naataange daal daf fay dox. te loolu moom la ñu gis fii ci APLES noonu lañ fiy doxal moo tax. élèves yi ak personnel enseignant bi ak personnel de service bi ak direction bi yépp daal nekk benn alors dañuy tooñante dañuy def lépp y a la complicité des élèves y a la complicité du personnel d'encadrement y a la complicité de l'administration mais aussi y a la complicité des élèves. alors ñoo ko déggandoo Pa Diop du ma tëj waxuñu ci wàllu mbirum pandémie bi parce que gis nañ ni levée des couleurs daan na différent ak bii am ren ndaxte fii heure bi daaw daan na fees belle autorités yi dëkk bi yëpp ñëw macha allah alors ren ñu gis pandémie bi fi am monsieur Lom bañ a tas yaakaaru xale yi moo tax mu def lii mu def alors Pa Diop yow ban gis-gis nga ci am. bon pandémie bi. dafa nekk feebar boo xamante bi daal law ci àddina bi yëpp. lu yàlla def la nag ndax yàlla toujours population am na nu muy mel mu jéem di leen wut a corriger correction boobu xëy na moo ñëw dal ci kaw sunu kaw ñun ñëpp. léegi nag li nga xamante ni bi moo ci numtati mooy yàlla rek moo ci mën a musal nit waaye itam dañuy wax ni ndimbal na nga ca fekk loxol borom bu ñu bëggee yàlla jàppale nu dimbali nu aussi ñun itam nañu respecter les mesures barrières di takk masque comme il le faut di raxasu ak gel di distanciation bi xëy na dina jafe sax ci élèves yi waaye quand même ñu ngi respecté mesures yi nga xamante ni bi daal dina tax virus bi du mën a nekk ci du mën a wàll daal. parce que aussi bon fii même ñiy bale fii sax les femmes de ménage bu ñu ñëwul sax élèves yi dañuy jël seen responsabilité bopp. dem nettoyer classe yi nettoyer école bi ba nga xamante ni bi daal dina set ci macha allah. macha allah Pa Diop ba ci noonu ñu lay remercier bu baax a baax. bon man maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di remercier chaîne Sen 24. ak Thiès Média di leen sant bu baax parce que am na lu bari loo xamante ni bii mun naa mel ni ni ngeen di taxawee dina tax ñu gën noo xam dina taxit ñu gën a xam suñu taxawaay dina tax ñu gën a xamit ni fii kat palaasu liggéeyukaay la de telle sorte que loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm parce que toujours lépp daal luñ ko mën a indil ba nga xamante ni bi dina set liggéey bi dina set dina sell résultat bañ soxla yàlla mën na caa jàppale
mooy yoon wi ñu tegu mu nekk yoon woo xamante ni dafa ànd ak rigueur bu mat sëkk. alors ñu bañ cee jóg ndax lu neex parents yi la te lu neex parents yi nag lu mel nii ci la parce que am na ñoo xamante ni bii bu njëkk yëgunu woon xamuñu woon exactement nu nuy doxee mais am na ci parents yoo xam man bi ma leen woowee téléphone. alors dañoo sant góor dañoo kontaan lool ci ni nga xamante ni noonu la ñuy doxee te yéen nag yéen a nu mën a wesaare. yéen a nu mën a wesaare. incha allah ci loolu la ñuy dox ci àdduna bi. ba ku nu xamul woon mën noo xam ku nu yaakaarul woon mën noo yaakaar li ñuy ñaan yàlla daal mooy ñun ñëpp yéen ak yeneen chaîne télévision yi fi nekk yëpp ak ñun yàlla bu suñu yaakaar tas. amiin amiin waay amiin. Paa Diop ñoo ngi lay remercier bu baax a baax alors ba ci noonu ñu dem xool suñu benn collègue ñoo ngi fii comme ni ma ko waxee sànq ak sama comptable suñu comptable sax laay wax nag bu Aplex Jongoma macha allah dama koy bàyyi mu présenté wu ñoo ngi lay nuyu madame Jongoma. bàyyi ma nuyoo ko mbokk salaamaaleykum rahmatulah ziar naa leen kenn ku si nekk si turam ak santam di rafetlu seen teewaay fii comme ni ñu koy defee chaque année rek macha allah. muy doon succès di ñaan yàlla mu yokk ca kaw a kaw. amiin amiin. Ndeye Binta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Anta la mignonne alors Anta gis nañ ni yaay comptable fii nii ci Aplex ñu bëggoon a xam yaa ngi fi nga nekk depuis kañ. waaw mën naa ne may comptable bi duma comptable bi ndax man kese nekkuma fi. waaw sama mag mi ngi fi madame Sow amaana tey dafa waaw ñu ngi koy nuyu de passage dafa absenté. tey jii ñëwul comme mbirum xale yi moom mooy loolu. yàgg naa fi yàgguma fi mën naa ne depuis école bi mu ubbee ba tey maa ngi fi waaw. di ko monsieur Lam di waxee à chaque fois rek sama lay doon kon mën naa ne sama école la. waaw sama école. alors Anta gis nañ ni am nga complicité bu mag macha allah ci xale yi loolu nan la secret bi lan la. non du secret rek parce que avant tout on est mère te boo nekkee yaay rek foo mën ci nekk rek ñëpp sa doom lañu war a doon. xam naa looloo tax nag sama complicité ak xale yi di yomb ndax dama leen a jàppee comme samay doom. ñii comme samay moroom à chaque fois lu ñëw rek dañuy daal di nekk au même pied d'égalité. bu fa jotee ñu àndandoo fa ñu yaakaar ne ay moroom lañ bu liggéey jotee ma liggéey wan leen ne man maay seen yaay. te da ngeen a war a exécuter. macha allah noonu la tax. loolu la demee noonu lay demee sax nag alors Anta ñu gis ni Aplex macha allah am na tur boo xam ne nii yàlla def na ko ci moom mooy rigueur boo xam ne nii mi ngi fiy daw lan mooy seen secret aussi. waaw loolu alhamdulilah la ñuy wax te dañ koy féliciter kenn muy directeur monsieur Lom moom la ñuy njëkk a féliciter ndax loolu bu amee moom moo ko waral. rigueur boobu yëpp moom moo ñu ko mën nañ sax ñu ne suñu personnel bi tamit moom moo ñu ko jàngal. ndax da koo tenir à cœur. bakkanam la ci teg école bi jaral ko lu ne xale yi jaral ko lu ne comme ni ma la ko waxee rek tamit bu lu ci mënti am daje ànd ak ñoom dem si ba jeex bu fa jotee danga naan ah ñii de fo rek lañ xam. ñi naan ñii de fo rek lañ xam toujours que bu jàng jotee nga ne ñii rek jàng kese lañ xam ba ci ñun ñii sax dafa dem ba yóbbaale ñu si ba toujours rek lu mu def rek dañ ko war ne ñoo sa ginnaaw. ba jeex tàkk parce que tamit ñu ñëpp benn lañ bëgg benn baat lañ bëgg muy réussite xale yi moo ñu gën a luñ mënti am. mooy suñu fierté waaw te parce que comme on le dit toujours tamit on est une famille. on reste unis lu ci mën ci am nga ñëw tey ak ñëw démb ak lépp lañ jabale dañuy wane ne on est une famille dañuy doon benn foo kafre bu liggéey jotee ñu liggéeyandoo te lépp nag c'est grâce à moom. ñu ngi koy remercier di ko ñaanal fa mbëgg a àgg ak école bi ak njaboot gi yàlla na ko fa suñu borom àggal. ndax sonn na si lool te képp ku ci mën a jàpp tamit ñu ngi lay ñaan nga jàpp si. ndax réussite xale yi daf ñoo jaxal lu ne. seen yitte la suñu yitte la waaw. macha allah alors Anta gis nañ ni levée des couleurs ni mu daan mel ak ren bokkul parce que bu njëkk daan nañ gis autorité Thiès yëppay ñëw macha allah ren ñu gis monsieur Lom bañ a tas yaakaaru xale ci li ma yaakaar. moo tax mu organiser benn petite fête nii xam nga pour bëggale ndax moom ci liy bëggal xale ci lay dox alors tey Anta lan nga gisee loolu par rapport ak ni mu daan doxee. non chérie sa yaakaar ndaxu la lu tax sa yaakaar ndaxu la. témoignage bi ci amoon na ci ñëpp am te lépp benn wax rek lay doon. muy Covid bi moom moo ko empêché.
mais n'empêche que nag dafa fonk doomu aadama te kàddoom te jamais mu bëgg mu raw ko ndax bu sañoon ne ni mu meloon daaw ren la koy ëpp ampleur ren bi kon moom mooy ëpp fuuf mais malheureusement rek comme ni la ko suñu borom tëddëree nii rek lañ ko mënoon a defee mais n'empêche nag il faut ñu bëggee xale yi parce que année scolaire on peut dire que ne yàgg na yàggul te depuis novembre le 12 ba tey xale yaa ngi fonctionner amuñu fête amuñu dara du jour au lendemain ñi ngi jàng ba jusqu'à maintenant dañoo jàng de vendredi passé dañoo jàng kon c'est normal pour ñun ñu bëggal leen te bu ñu mënoon a am lu ko raw sax dañ koy def. waaw parce que xale yi kontaan nañu macha allah ak seen tenue yu bees yi macha allah. waaw parce que tamit ay jàmbaar lañ si loo leen woo rek ñu wuy si la parce que après tout tamit ay xale lañ. te xale dañ ko war a bëggal. dañ ko war a bëggal te soo bëggee mu gën a góorgóorlu tamit bu dee benn fan bi nga koy sacrifier kese. bégal ko wàññiwul dara ndax année scolaire bi tamit di ci desaat moom moo si ëpp cela veut dire que donc ils ont intérêt à redoubler d'efforts et ça va arriver Inch'Allah yàlla baax na avec vous moom ça va arriver loolu moom amul lu ma ci inquiété wu sax macha allah ndax yéen a ngi jàpp di appuyé wu ci xale yi di leen may courage ku ci nar a découragé sax boo ko waxtaanee ak moom muy yow muy madame Sow vraiment yéen moom man daal amul lu may leen di wax bien vrai que ni ren laa fi ñëw mais dafa mel ni comme si dama fi yàgg parce que dama ñëw xam nga ngeen doomu bàjjal laa ko def solo ko 8 mayu ma ko dara fu mu rombe ma ne ko Ndeye Binta kaay Ndeye Binta xoolee ni nga def ba sa maa ko bëgg a maye alors mi ngi noonu gis nga comme ni nga koy waxee après c'est une famille mi ngi nii ça se voit te gis nga ko yéen a ko gisandoo seen bopp Anta sa mot de la fin sama mot de la fin c'est à chaque fois la même chose mooy ñuy gën a dénkaat suñu bopp waajur yi ñu gën ñoo ñaanal te xam ne ñun tamit liñ bëgg ci seen njaboot gi rek lu ko raw lañ bëgg ci ñoom waaw seen réussite moo ñu gën a lu ñu mën ci am di remercier suñu directeur parce que suñu directeur laay wax qui est un homme exemplaire un battant ñu nekk ci ginnaawam di ko wax ne bu mu am dara lu muy jaaxle ndax fu mu dóoree rek ci droite bi rek ñu ngi ci gauche bi di dóor ndax li mu bëgg rek tamit moom lañ ko yéene di ko ñaanal ñu yeggaleendoo ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ci réussite xale yi ñiy def bac suñu borom may leen ko mu gën ci ñoom BFM bi pareil tamit di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam te di leen remercier yéen tamit kontaan nañ ci seen présence. merci beaucoup ma chérie merci beaucoup témoignage yi yaakaar naa ne fort na macha allah. ba ci kaw rek li ñu ko doon waxee sànq Aplex ci kaw ci kanam ci lu baax. alors maa ngi jàkkaarloo ak sama benn professeur fii Aplex dama def lu bàyyi ko kàddu gu mu nuyoo salaamaaleykum monsieur Mbengue. maaleykum salaam maa ngi tudd monsieur Mbengue maa ngi nekk fii professeur français mooy suma discipline. alors dama ñëwoon comme tous les collègues assister à la fête. ok monsieur Mbengue nan nga gisee Aplex. Aplex benn école boo xam ne la bi mu ñëwee yàggul mais li ñu mën a quand même constater ci li nga xam ne moo ngi koy liggéey ci wàllu éducation nekk na ay innovation yu am solo parce que vraiment d'après suñu jàngat gis nañ ne rigueur am na fi gis nañ ne également ay collègues yu compétents ñoo fi nekk di jàppale xale yi gis nañ ne aussi ci wàllu investissement administration bi mi ngi def li mu mën ngir lépp mucc ayib waaw loolu daal nekk na loo xam ne gis naa ko te élèves yi aussi wane nañ farlu ak Pastef ci li ñu bëgg. yaakaar naa loolu rek déjà dal na xel alors ñu gis ne levée des couleurs bi daan na am ci beneen anam ren nag à cause de la pandémie tax monsieur Lom def ko bi genre huis clos alors yow nan nga jàngatee loolu. waaw jàpp naa ne lu am solo la. et li ma waxoon tout à l'heure mooy ñëwaat rek innovation parce que l'homme moom ku nga xam ko ci créativité. nekk na koo xam ne à chaque fois mi ngi xalaat ci nan lay war a dérouler programme am. contexte ren bi c'est un contexte particulier ndax Covid bi mayewul ñu organiser cérémonie de levée des couleurs et comme nag jàng parfois noppalu da ciy baax. lu ni mel moom la sóoraale mu nekk ay yendu séquencé et am na solo élèves yi mën a ci ginnaaw njàng mi demalante dikkalante waxtaan seen biir noppaluwaale
yaakaar naa ne daal ni mu ko organisé nii lu am solo la waaw dëgg. alors tey jii boo amoon loo xam ne da nga koy yokk ci APLES wala looy wàññi lan lay doon. APLES su ma amoon lu ma fi yokku gisaguma ko moom. vraiment gisaguma ko lu may wàññi aussi waaw la perfection n'est pas de ce monde mais comme da nga ma bett nii vraiment gisuma ci daal lu ñu yokk wala lu ñu war a wàññi. waaw jàpp naa li fi am dal na xel. kon daal li ñëpp di wax APLES ca kaw ca kanam ci lu baax. voilà ca kaw ca kanam ci lu baax et puis yal na yàlla defar lépp quoi. amiin ce mot de la fin lan la monsieur Mbengue. maa ngi leen di remercier ci seen teewaay fii parce que baax na aussi yu ni mel ñu koy mën di fësal. di wane ne élèves yi ginnaaw njàng mi parfois aussi dinañ saafonte et puis école bi aussi dina mettre tous les moyens ngir voilà situation bi mën a nekk au point. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal également élèves yi surtout candidats yi nga xam ne ñu ngi dëgmal baccalauréat que yàlla may leen ko ci kaw mu jig leen. voilà jërëjëf. alors mi ngi noonu loolu lañ amoon ci benn professeur fii nii ci APLES mu def fi témoignage bu rafet a rafet macha allah te loolu rek la mën a wax ndax APLES doon na école boo xam ne nii école boo xam ne ràññee nañ ko fii ci Thiès naam ba mu dooree yàggul mais ay jëfam tax na ñu doon ci école yi ñu gën a naw ci Thiès voilà bu baaxee rek ñu dem xooli ji leneen. Perdu dante ne ko leen ci yéenay connexion sans wifi xoolal ma jaara buuso astu jànk jàmbaar lañu juróom ngeen ñu ay wàlliw juróom ngeen ñu xut bu zaman yàlla ko def ci yéen moo tax ma woy leen yéenay ay naanaan daal bu yàlla daal ku ko nangu di nga law ba faw jigéen la bul ko dóor suturaal ko rek ndax nga raw African queen ambu juróom ñeenti weer nga teew bi dee mu ñëw doon sa weer African queen mu nekkee ci lëndëm mu jaayanteeg yow ba nga ne ci leer raayu asamaan bi tax sa jëf yëpp mën a clair yar la yir la yor la ba nga màgg mën a dee sa leer wëral àdduna doo gis jëm yu mel nii jigéenu Afrique fii ci àdduna yéenay suñuy urul ay nii jigéenu Afrique jigéenay suñu yaay mama Afrique jigéenu Afrique jigéenay suñu jigéen mama Afrique jigéenu Afrique xool nañu taaroo xool nañu daago jigéenu Afrique yes xool nañu solo xool nañu jaayo jigéenu Afrique yes yéen suñu diamond yéen rek la bëgg man daal yéen rek bu dul yéen du ma sa doon keneen na ma duñu dara bay xooli feneen jigéenu Afrique bu ñu la xees kenn du ñoom jigéenu Sénégal bu dee jàng ma ñooy boy African queen bu ñu la nga xees ku gàttul ñool ñoo nga taaru lool African queen daka sañ se nga ne kii la bu dee taar bu laaj bi la wëral àdduna doo gis jëm yu mel nii jigéenu Afrique fii ci àdduna yéenay suñuy urul ay nii jigéenu Afrique jigéenay suñu yaay mama Afrique jigéenu Afrique jigéenay suñu jigéen mama Afrique jigéenu Afrique jigéenay suñu yaay mama African queen jigéenay suñu yaay mama African queen jigéenay suñu yaay mama African queen. ñu ngi leen di fay. alors kay nag c'est pas la peine may des wa kii nañ
alors tey nag ñoo ngi nii nag jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy directeur APLES muy papa lañ ko gën a xamee sax nag muy monsieur Lom alors monsieur Lom ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax monsieur Lom tey gis nañ ni am na fête bu mag a mag bu fi xew bien vrai que ni nag ni mu daan xewee ci ay at ci ginnaaw tey melul loolu alors lan la loolu ci mën a leeral. maa ngi ziar ñëpp di commencer d'abord tey moom damay commencer remercier waa Thiès Média di remercier aussi waa Sen 24 TV ndax ñooñu samay chaîne lañ suñuy chaîne lañ ñoom moom ak APLES partenariat bi yàgg na waaw fii lu fi mën di xew mu tuuti ak mu rëy incha allahu rabi dañ leen ko yëgal ñoom it bu ñu ko yëgalee seen bopp sax bu ñu leen ko waxul dañuy ñëw parce que ñun ak ñoom ñëpp benn lañ ñu leen ciy remercier bu baax a baax a baax kontaan ci bu baax di leen wax merci jërë ngeen jëf yàlla na yàlla yokk chaîne yi moom mu dem ba nekk ay chaîne yu mag yi àgg ñu gis leen fa parce que am nañ persévérance bi am nañ gëm-gëm bi te ñi leen jiite ñëpp ils sont vraiment ambitieux bisu tey bi chaque année APLES ren la am ñeenti at chaque année dañ daan def balaa ñoo sol suñu uniforme yu bees yi dañ daan def fête cérémonie levée des couleurs bu mag invité toutes les autorités de la ville ñu ñëw présider ñu ko ñu ciy profité di ci jaale waale monsieur Gadio bi nga xam ne moo nekkoon adjoint sous-préfet Thiès Est bi wax dëgg yàlla ku miin école bi la ku fi yàgg ñëw la mu tàmm école bi lool di fi lu xewit mu yëgal ñu lu ñu bëgg a dafit mu woote taxaw ci nam ca war a taxawee wax dëgg yàlla tàmm na fi miin na fi bureau bii xam na ko bu baax a baax a baax kon nag mu génn àdduna barki démb ñuy ñaan yàlla xare ko aljana oyofal suufam te yàggal saraxam ci ay njabootam ak i mbokkam waaw ñu ngi koy jaale Thiès di ko jaale ñëpp mu nekkoon ku baax te ñëpp reconnaître ko kon nag APLES mu ngi noonu fête bi daan am nag ren nag ñu def ko loo xamante ni suñu biir la ndax ñëpp a xam situation Covid bi ñii ñu ngi naan dañuy tëj école yi ñi naan duñ ko tëj ñi naan pandémie bi fi muy àgg dafa xaw a doy waar ñun daal ñu décidé comme lii mënul ñàkk ñu ne léegi dañ ko def fête boo xam ne dañuy tëju ñun suñu biir duñu génn duñu déranger kenn aussi toog suñu biir te it c'est normal parce que benn école la boo xam ne Sénégal ñu ngi ubbi école yi ren le 12 novembre le 12 novembre ba barki démb ci àjjuma ji xale yi mosuñoo am fête du le 1er janvier du le 25 décembre du benn bis ba ci fête yi ñu maye ñëpp toog seen kër ñoom dañ doon xëy di jàng si kon nag c'est tout à fait normal ñun aussi pour ñu réconforter leen ñu may leen seen benn yendu boo xam ne dañuy toog kafree xamante mais lépp aussi ci respect mesures barrières yi comme ni ñu koy waxee ndax suñu thermoflash ma nga ca biti lavage des mains imposé nañ ko masques yi aussi dañ koy imposé tu as vu mais duñ ne nag dañ kiy dëkkee à 100% à tout moment yenn saa nga dindi ko comme nii ma def wax boo paree takkaat sa masque dem sa yoon tu as vu ndax am na ci foo xam ne dañ foog nga dindi ko tu as vu te it ñu ngi jéem notre mieux ñu ngi koy def pour au moins li ñu naan geste barrière yi au moins ñun ñu jëm ko respecté yàlla nag moo mën a matali moo mën a matal moo mën a mottali yàlla na matal lépp te mottali lépp insha allahu rabbi te jeexal feebar bi ndax tey bu dul woon feebar bii ña nga ca mbedd ma muy fête bu mag boo xamante nii ku ko xamul Thiès it dégg nga ko dem nañ ba léegi Thiès Sénégal presque école yëpp a koy def ñun nag dafee wuñ ko nañ ko daan defee mais dafee nañ ko à notre façon toog bégee kafree waxtaan nekk ak suñuy doom ndax élèves yi suñuy doom lañ mooy loolu daal moo waraloon tey fête bi waaw ndax wax dëgg yàlla mosuñu leen a may fête benn bis nag ñu yenn ko bégee c'est normal moo tax nag ñu def ko. alors monsieur Lom gis nañ ni APLES macha allah yàggu fi 4 ans lay am ci ren ñu gis tamit turam àgg na foo xam ne ni naam tey jii yeneen école yu fi nekk àgguñu foofu te moom tey la fi récemment la fi seen perspective lan la fi seen perspective. APLES de mbiru yàlla la. amut leneen nag commencement bi APLES yàlla la mujj APLES yàlla la fin wu APLES yàlla la ñun APLES dañ koy wax élèves yi yàlla rek lañu yaakaar yàlla la ñu gëm bu doon ay wax mooy tax école jóge fi ñun ñoo fiy jëkk jóge luñ ci taxaw bu doon ay sànni xeer mooy tax école jóge fi duñu fanaan bu doon ay xas ak saaga moo tax école jóge fi ñun kenn duñu xam wante dañuy fàtte dañuy fàtte ne ginnaaw loolu yëpp daa am kun fa yàkkoon te ñun moom la ñuy commencé moom la ñu gëm moom la ñuy yaakaar gëmuñu fi leneen lu dul moom ñun yàlla rek la ñu yaakaar ak suñu conscience tranquille dama koy faral di wax élèves yi ñun nit mënuñoo juger du nit yàlla sax duñu juger ñun ñooy juger suñu bopp ñun suñu conscience tranquille moo ñuy juger li ñu nekkee ndax yoon la wala du yoon li ñu nekkee suñuy gone yoon la wala du yoon kon nag bu ñu wootee aussi réunion samedi bi passé rek woote nañ fi réunion parents des élèves parents yëpp wuyu si ñu en masse loolu dañ koy sante yàlla ndax woote ñu wuyu si la dafa neex lool moo tax dama ciy profité di gërëm tous les parents d'élèves wax dëgg yàlla amuñu seen fay man dama koy faral di wax
damaa teel a jàngale école bi am naa fi élèves yu fiy jàngee seen i papa jàngal naa leen kon damaa teel a jàngale ndax élève bu nekkee 6e ba terminal élève bu nekk 6e ba terminal romb ñu ne la kii jàngal naa papaam kon teel naa jàngale dama teel a jàngale te xaw ma lu dul jàngale nag mu bëgg ko lool moo tax nag yàlla moo ñu fiy defal sutura waaw utuñ ci luñ ci am mais ut nañ ci lu barkeel ut nañ ci lu neex nit ut nañ ci luy defar société bi ba moo tax nag te fii famille la fii gis ngeen xale yi xàppi bu jàng jotee nag jàng moom bu jotee may ñu leen dara ñooy nekk fii papa yi ñoo fiy nekk yaay yi cër bu papa am kër ga yéen xam ngeen ne ñun am nañ ko fii ci école bi moo tax nag lu ci war dañ ko ciy def bu foo jotee duñ ne sax foo mais bu divertissement jotee ñu bàyyi leen ñu divertiru ñu ciy gërëmaale aussi ren dafa ñu force de l'ordre et de défense mais maa ngi ciy profité du gërëm les femmes du camp GMI ndax añ yi ñu leen toggal fa lañ ko toggee di gërëm aussi waa police ndax oto yay indi añ yeeg la ñuy doxal lépp ñoom ñoo ñu ko defal kon nag ñun nag force de défense yi yàgg nañ waaw APLES armée APLES police APLES gendarmerie APLES sapeur surtout c'est autre chose c'est nous dans nous waaw ren moom fête bi daal mu ngi nii rek suñu perspective nag incha allahu rabbi bëgg nañ bu déwénee octobre ñu lancé école élémentaire bi daal parents yi koy demandé bëri na lool yàlla mii maye nag bu daraam dañul jàpp leen ne octobre élémentaire day am APLES fii laa ko njëkk a lancé d'ailleurs fii laa ko njëkk a lancé incha allahu rabbi octobre 2021 bu école di ubbi daal bëgg nañoo ànd ak suñu élémentaire ndax xam naa te nuy rafet yi boo ko dafee gone ko am 6 ans 7 ans ba 8 ans 9 ans macha allah dinañ tegaat Thiès waaw incha allahu rabbi waaw yàlla rek waaw di gërëm ñëpp di kontaan ci parents yi comme d'habitude di gërëm aussi élèves APLES yi dama xamut lu ma leen di wax nii lu ma leen di def comme ni nga ko waxee ñoom bañ nekk ba papa lañ may woowee papa rek fii famille la ndax dama naan leen papa bi ngeen bàyyi kër ga bu ngeen ñëwee école am na beneen papa boobu nag mu ngi fii moo tax nag APLES daal c'est nous dans nous rek li gars yi ci bind ca biti APLES c'est APLES daal xool noppi wala xool maandu wala xool xam yaa xam looy def waaw parce que fii yàlla rek a fi nekk. alors ba ci point boobu sax parce que am nañu naan APLES lii APLES laa APLES nii la mel APLES lii moo fa am genre te yéen à chaque fois heure bu examen ñëwee macha allah ngeen battre record boobu yéen loolu lan la bës boobu lan la. bës bi Jésus Christ dañ kaa teg ci pont. daaj ko muy ñaan ci biir xolam naan. Ô Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font moom Jésus Christ bañ ko takkee ca poto ba mu ngi naan borom bi pour mu jéggal ñi ko takk ndax xamuñu li ñuy def. Léopold Sédar Senghor dafa bind quelque part mu ne ô Seigneur pardonne nos frères aux yeux bleus mu ne yàlla pour na baal suñu frères yi nga xamante ni ay tubaab lañ ndax li ñu def Afrique ñàkk xam moo tax ñoom ñu def ko. Muhammad ba mu ne kër ku am kër ndey am nga kër baay ku am kër baay am nga kër ndey. bañ ko xatalee kër baayam dafa ne bàyyi ma dem Taïf sama kër ndey ba mu demee Taïf dañ kaa boole xale ya ak dof ya tey Taïf amul catholique ñëpp jullit lañ 100% ndax ba yàlla bëggee yónni Jibril pour mu boole ñaari montagne yi daf na nañ leen jéggal ndax ëllëg bis mën naa ñëw ñoom ñu tuub dëkk ba ñëpp a tuub Cheikhul Khadim nga xam ne sama préférence la bañ ko yóbbee Gabon ba lam fa daj lépp ci ay at ba mu dikkee daa jéggale baale fàtte na lépp nekk ci ay xasidaam tey la Touba am mérito na ko Touba lépp lu mu am ci àdduna mérito nañ ko. damay mës a dégg ci benn université du Ramadan Seydina Cheikh wala sëñ Moustapha Sy mu ne maa Alaaji Malick Sy tolloon na ci waawoon jamono yoo xamante ni bu xaru doganoon dafay xaru ndax métit yañ ko fa daan def te man ñooy samay référence man samay publication ñaar la. mbiru diine mbiru école. diine école la ma ñëpp xamee wuñ ma leneen man su ma nekkul ci mbiru diine. rawatina sama sëñ Babacar Si mii maa nga sama xarit maa nga ca mbiru école nekkuma ci leneen moo tax nag APLES aussi ñun suñu référentiel la ñu dund ñun suñu koy dund wàcc nañ. moo tax dégluwoo leen kenn. dégluwuñ kenn. moo tax ngeen di avancé suñu yoon nekkul ci kenn lijjantiwuñu kenn ma dama naan élèves yi benn école moo am Thiès moo am Sénégal APLES la mu neex mu naqari nag man sama gis-gis la parce que musuma roy fii école buy tege ñun duñu roy suñu élèves fu ñu génnee nga ne waa lii ban école la. kuy roy kay duñ la laaj ban école la ñun lañuy roy ak critiquer xëy na dara lépp du baax mais mooy la ma wax rek fa mag ña jaar ba am lu ñu jaar ñun bu ñu ñëpp taggoon bu yoboo ñu tiit te ragal bu ñu ñëpp taggoon ñu xoolaat suñu bopp. école bi maa ngi koy waat ci yàlla di ko waat ci mag ñi di ko waat ci sëñ Babacar Si bi ma jàkkaarloo APLES amut lu bon. jegewu ko sax mais nag ci wax moo mel noonu ma dama koy wax samay gone ma ne leen buñ naan APLES baax na yéen la.
mais buñ ne Aples bon na wala ñu wax ci lu bon yéen la ndax man nit kuy dund ci àdduna sañul jàkkaarloo ak man Moustapha Lom am loo may wax man du ma déglu man aw ma xarit man aw ma àndandoo man aw ma jëmukaay ay relation laa am yu baax nag yàlla boole ma ak ñoom ñu ay kilifa duñu dugg ci détail ñu ci bëri nag jël seen i doom indi fii kon nag ñun li ñu war a sante yàlla dafa bëri ñun loolu mooy sant mais bu fekkee ku wax nga déglu buñ ne école ba baax na man leen élèves yi la de mais buñ ne bon na élèves yi la ndax ñoom ñooy dem ñoom ñooy dikk ñoom ñooy solo salune boo xamante ni boo rombee da ngay xas sa école te ñun dafa ñu dëkkuñu ñun fekk ñoo gën a yi lu ñàkk fayda ñun fekk ñoo ku fi liggéey lu ñàkk nit ñi sax fekk ñoo ñoom lu ñàkk fayda ñun ñaari bërëb la ñu am suñu biir kër yi biir bërëbukaay école kaay bi bu ñu xëy see daal liggéey si nañ bu ñu wàccee ja nga tëju suñu biir yi kër dugguñu ci demuñu ci kenn te lépp was naa ko fay wax ma waxati ko Aples man Moustapha Lom lépp lu ma yéene nit ma yéene ko nit kuy dund ma yéene ko ab bërëb ma yéene ko école lu mu man di doon yàlla na këpp ci man sama njaboot ak Aples man daal yàlla na ma yàlla di fay sama yéene rek su ma la yéenee lu bon balaa tàkkusaan yàlla naa ko dund te mooy dëgg bu ma la yéenee lu baax balaa tàkkusaan it yàlla naa ko dund man daal loolu sama secret aw ma beneen secret parce que ci alxuraan yàlla nee na lépp lu ma bind nit a ma ci gënal man damay wirdu salaatul fatiha à 17 ans la ma ko ma alaaji Modou Njëgeen bii jox moom lañ naan ma alaaji man moo ma jox wirdu salaatul fatiha bokk naa ci ñu ko mujjee jox en 97 année boobu maa ngi def 3e BFM mu jox ma wirdu salaatul fatiha ma alaaji bi ñuy wax man moo ma jox wirdu année boobu la def génn àdduna it ñetti weer lañ ci te xaw ma mu génn àdduna kon mënuma gëm li may gëm yàlla wane leen def sama bopp taalibe sëñ Babacar Si sëñ Fallou Mbacké du jëruma koy wax maa ngi moom fi ñu toll tey am na ci loo xamante ni bu ma ko namoon wala ma naroon ko wala nit naroon ko ci man barke salaatul fàtte sëñ Fallou dina am na loo xam sax ëpp naa wax day ëpp wax ci kanamu télé mais daal bàyyi ma bàyyi samay secret noonu mais en tout cas sëñ Fallou moom sama xarit la waaw loolu moom xam naa ko sama xarit la te fu ma toogee weer ñaari weer woo ab jànkatu xasaayit mu ñëw sama biir saal yëkkatil ma sëñ Fallou Moustapha Mouhamadou Moustapha sama turandoo boobu noonu loolu moom xam naa ne c'est autre chose waaw xasaayit bi moom gëm naa ko ci bëgg naa ko ci du lépp la ñuy wax daal mais daal yéene wuñ nit lu bon dugguñu ci nit demuñu ci nit kenn duñu nettali ñun duñu nettali kenn yéene wuñ nit lu bon duñu def nit mukk lu bon moo tax loolu ñu fi bàyyi moo tax heure bu ñu xoolal fête bi dañ ne woon dañuy ñëw toog yendu waxtaan xale yi photo wu mu jeex ëpp nañu loxo fat ëpp nañu loxo yàlla rek a fi nekk ñu koy sante yàlla sama gars yi law ba faw rek yéen it seen TV comme ni ma koy waxee rek ñu ni neen la yàlla nañu yàlla defal sutura defal ñu jàmm kontaan nañ trop waaw kontaan nañ trop suñu information de taille bi daal mooy école élémentaire moom incha allahu rabbi lancé nañ ko déwén. incha allah waaw Aples day am élémentaire. incha allah waaw boobu daal la ñu lancé. bëgg parents yi xam ko. waaw ndax dañu koy yàgg a toppee. dañ naan seen mag yi jàngee fii dañoo bëggoon ñu am élémentaire su ko defee ñoom ñëpp ñu ñëwandoo. kilifa yi ko wax 1 2 woom waa Lom seen élémentaire man nag amuñu élémentaire de ñi ñu yaakaaree aussi centre de formation ba chaque tout le temps Sénégal fu nekk la ñuy woowee. fu nekk Dakar Saint-Louis fu nekk bu ñu gisee suñu photo yi ci Facebook. uniforme yi dañ may woonaan seen centre. waaw ma ngoog noonu la xam nga xale boo ko takkee tàmmee takkal cravate étant élève bu demee ba doon ministre da koy tàmm te ñun suñu ministre yaa ngi fii ministre yaa ngi fii kilifay ëllëg yi war a génnee Thiès ñu ngi Aples billaahi ñu ngi di fii toog moo tax nag ñun ñu gëm loolu dina tàmm takkal ay cravate ku ci takk cravate da ngay xool ni nga jekkee macha allah ñu koy sante yàlla bu baax a baax kontaan nañ bu baax waaw kontaan nañ bu baax di gërëm ñëpp aussi waaw sama mot de la fin daal Aples c'est Aples gone yi Aples ñoom ñoo ma gën a bëgg école bi ñoom ñëpp ko xam Aples ñoom ñoo bëgg seen école Aples seen école daf leen a jaral lu nekk gis naa fi benn xale bu jigéen biñ ne ko dañ koy yóbbu lycée Malick Sy ndax fay bi dafa cher daf ne Aples wala ngeen bàyyi ma man su ma demul Aples du ma jàng surtout nag ay lycée xale bu jigéen bi yaay ji wax jëm kaw ba école teg weer ñu foog ne day kaf
xale bi heure bu xëyee daal nee na yaay une dépense moom ma toggi moom ca togg ma la ko jàppee yaa ji foog ne kii day kaf ba weer wa matalee mu xam ne kii day kaf mu soog a dem taaba ñëw ñu nit bi ñu ñëwee comme ñun moom social bëri na fi comprendre nga ñu indi compréhension sonaluñ kenn ñun fii sonaluñu kenn ñun fii Aples sonaluñu kenn parce que yàlla fi nekk te yàlla ay mbiram moo ëpp doole xaalisu àdduna fii ku am di nga jàng ku amul di nga jàng loolu ñëpp ñu ko xamee parce que du xaalis la ñu jiital kon nag ñu santee ko yàlla bu baax santaat professeurs yi fiy jàngalee aussi sant administration bi sant ñëpp waaw parce que ñun famille lañ en tout cas ku boole sa bopp ci famille bi famille lañ ku boolewul sa bopp ci famille bi yow la concerné mais ñun on est en famille loolu moom mooy lu leer ku ñu waxal lu baax alhamdulilahi rabbil alamin ndax loolu la yàlla santaane ku ñu waxal safaan it waxoo dëgg ndax fekkuñu ko te waxoo dëgg te nit ñi dofuñu loolu rek laa amoon lu ma ciy wax ñu santee ko yàlla alhamdulilahi rabbil alamin jaay ngeen jëf woon suñu jeextalu yendu macha allah mu doon yendu boo xam ne yéen a ko gis yendu ba ala daw bi macha allah levée des couleurs boo xam ne dañ koo def en famille n'est-ce pas mes belles mi ngi noonu levée des couleurs boo xam ne lii c'est vrai que ni melul comme daaw mais bon ren macha allah def nañ ko loo xam ne daal 8 couleurs lañ ko mën a tuddee lu réussi ko ci noonu ñuy remercier ñi fi teewoon ñëpp sur ce porte-boucle.